ak Ousmane Sonko day waaw d'accord ñu pour gars yi sacrifier ko de déedéet tribune yéene kaay ne lalli malaanu kaaraangeewu njiital Pastef gi la ay avocat day waaw daal dina ñuy laaj ak Moustapha Niasse daal ñeenti mbir bu njëkk ba mooy kayit gi nga xam ne kon moo jóge ca kër docteur rapport médical ba te benn la waaw te ñu bind ko nag biñ ne jëf joojee ñuy laam-laamee ne kon am naag amul ca ëllëg sa nañ ko génne ñaareel ba ñuy sàkku day waaw mooy seede yi nga xam ne kon ñoom ñoo ko fekke ni la ak yi nga xam ne kon moo tuumaal Ousmane Sonko Adji Sarr dañu génnee la ñu wax ñetteel ba mooy seede yi nga xam ne nag bokk na ca ñoom koo xam ne day daa tudd na benn turu kilifa gu mag ñeenteel ba mooy mbinduk procureur mi nga xam ne kon moom la ubbee nañ ko génne sursaane ñeent yooyee day kayit ca dossier ba te ay avocat Ousmane Sonko daal di koy laaj Moustapha Niasse mi la de laal li malaanu kirangeewu Ousmane Sonko day du yomb de du nekk yëfu ko ne de déedéet waaye Ousmane Sonko mi la moom i day bu yàggoon naree dal ca kawam day mar de Italie waaw parce que xam nga atekat bi waaw temps normal juróom benn weer la daan am ngir wàllum enquête ak waaye nag gis nga mbirum crime ak yooyee comme wàllu viol waaw enquête ak lëmbat bam cay am day illimité la kenn xamul kañ la te xam nga loolee lan lay jur maanaam ki nga xam ne moom la ñu tuumaal day mën naa nekk ci kaso bi ay ati at laa la wax te kenn du ko atey mar de Italie leneen lu bees loo xam ne kon ñëwaat na mooy atekat bi ci boppam day mën naa laaj nekk wàllum test ADN te loolee laataa ñoo criminaliser viol loolee amul woon évidence Sénégal ne organisation citoyenne yi day ña ngay woote ngir daal procédure bi mbir mi daal na jaar ci yoon rek kese yéeni kaa gi ne coowal Adji Sarr mi la ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko day yaa xam mbay la njuumaal way samba libération yéene kaay ne xanaa xamoo ne guddi gi mbir mi amee ca salon ba waaw dafa am benn waajoo xam ne moom moo ñëw ni cas daal di jël Adji Sarr yóbbu ko dem ak moom moo transporté gone gi le transporteur de l'ombre te seede boobee Sidi Ahmed Mbaye la tudd Sidi Ahmed Mbaye doomu responsable bu mag Benno Bokk Yaakaar la ca kanamu section de recherche day moom Sidi Ahmed Mbaye moomee waaw ca kanamu enquêteur ya day section de recherche waaw dafa xamle carrément ne moom mi Adji Sarr ñoom ñaar dañoo yàgg lool moom moo ñëw daal di koy récupérer laa la wax dem ak Adji waaw yéene kaay Cheikh Mbacké gis gi ne waaye comme que na ca ëttu Macky Sall bi la ka nga xam ne moo fa daxa raak dak faa xeex le plus radical Mbaye la sant waaw tudd yaa xam looloo tax nag ba jaxaw soo bee pëtaxoo gi ni la am ko ci réseaux sociaux yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko day ne bopp yaa xam Mbaye ba lañ soxla ne yaa xam dee laas moo taxit njabootu yaa xam Mbaye gi day ni ñuy surveiller Macky Sall daanaka lañ leen di surveiller de la tey moo yéene kaay ne waaye ñooñu Ousmane Sonko ni ñuy attaqué Macky Sall ni le waaw Macky Sall moom ana ay gayndeem ana ay xeexkatam kenn da leen a gis yéene kaay gi ne ngir bañ nag ñu liggéey kon Ousmane Sonko day yaana maar FDS ak waa FRAPP waaw dañoo fas yéene xeex de parce que nee nañu Macky Sall nag dafay dundal doomu jàngoro yi jaay doole wàllum dictature waaw waaye nag gis nga bu naree éliminer Ousmane Sonko day ñoom danañu jël kon seeni responsabilité le quotidien yéene kaay ne coowal Sonko mi de waa société civile day ak yenn ci politique waaw ñàkk nañu Ousmane Sonko de wër nañ ko de dañ koy jàppale de moo taxit ñoo lànk ak yaana maar taxaw ñëpp ngay taxaw kon Ousmane Sonko laa la wax li ñu jaaxal kay mooy organisation féminine yo bi yoon dañ cee mandu de dañoo noppi loolu ci mbirum Adji Sarr critique yéene kaay ne association bi la di jàppale jigéen yeeg yooyu waaw ñoom kay ña ngay xeex seen biir maar di tali parce que kuréel gii nga xam ne moo njaboote ak a jàppale ko dooleel jigéen ñi ak njagamaar les filles waaw dañoo génnee ab communiqué di naqarlu naan gaa yi dañoo faral kon Ousmane Sonko lool waaye réseau Siggil Jigéen bu Safiatou Diop waaw nee nañu fukk ak juróom-ñett ci ay organisation kon ñoo fa ne te communiqué boobee jigéen ñi la génnee ñoom day bokkuñ ca laale wuñ ca jege wuñ ca leese ko yéene kaay ne laal li malaanu kii rangeew Ousmane Sonko day ak nag boo sàgganee manifestation yi waaw ñi nga xam ni waa bitim réew lañ nekk ci Ndakaaru gi la ci nañu de waa France te wax nañu lu leer seenu ñoon Sacré-Cœur rek booru assemblée na ngeen ko moytu te doxi soxla yoo xam ne du farata na ngeen ko moytu yéene kaay gi ne ñi nga xam ne ñoo doon manifester ànd ak Ousmane Sonko day tey lañ leen di defee ree Allahu akbar libération yéene kaay ne waa CRD ñoo Mamadou Lamine Diallo seetal nañu Ousmane Sonko yekk lu mel ni xamee mag parce que ñoo Abdoul Mbaye day ak Thierno Alassane Sall waaw nee nañ waa ji tëj na Karim Wade tëj Khalifa Sall tëj Adama Gaye tëj Boubacar Seye tey nag Ousmane Sonko lañ bëgg a jublu te kilifa yooyu yëpp Macky Sall takk deru réew mi lay jëfandikoo ak wàllum justice bi rawatina nag procureur de la République ak police judiciaire bi léegi nag ngir dakal yorin gu bon gu Macky Sall gi ne yorin gu mel ni mbas nga xam ne askanu Sénégal gee ci dee xeex bi daal lenn la booloo nekk benn rek kese Vox Populi ne Ousmane Sonko day waaw demoon na nag seeti ay ñooñam yi nga xam ne dañ cee jëlee ay gaañu-gaañu hôpital CTO la waaw Sud Quotidien ne waa LD Debout day nee nañu lenn la rek nguur gi daal li ñu bëgg mooy
lépp luy xeetu opposition ñu àndul ak ñoom ñu éliminer la ca jamono jooje corona gaak ñuy éliminer ubbil source a dañu démb lu tolloo fukki doomu aadama ak ñaar ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un direct news ne xoolal ma Fama Mbaye mi la sage-femme sénégalaise la daa mujj génn aduna day ndax daa feebar ñu koy jaabantaloo diggante Thiès ak Touba gële ndax nee nañ dañoo manqué oxygène allahu akbar ñii yëngu ci kër docteur amuñu sécurité de Le Soleil yéene kaay ne campagne yu ñax bi day ngir xeexal corona waaw dana door gën a sori njeextalu weeru février gi lée Macky Sall ko xam le démb ca conseil des ministres ba Tribune yéene kaay ne Macky kay waaw weeru février gi dana ñax sénégalais yëpp kiir leen source aane lu doy waar moo xew de ca autopont ba nekk ca Bourguiba chantier ba day abandonné nañ ko te xam nga lan moo ca doy waar sénégalais day ñoo nar a jëlee seen xaalis remboursé entreprise bi di matière sas ca yàlla Macky Sall de pikiir yi la tal waaye nag ak lum pikiir sénégalais pikiir leen bu mu fàtte pikiir ki yor pétrole bi de parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal rek ñu laal li mbalaanum kiraayam faw kon rek ñu andi ci ay tontu loolee nag mënees nañu wax ne jot nañu ko génn ni ki démb ci ab bataaxal ndey di me ndaw du ñàkk daan ci àndax moom waaye laata boobu dañ ci àndax El Hadji Mouhamadou Mansour Diop mu mel ni kon Ousmane Sonko ba nga xam ne moo doon sàkku ñu laal li mbalaanum kiraayam tey am ay avocat am dañu taxaw ne kon mbir yi faw ñu teg ci yoon te li ñu teg si table ji faw ñu tontu leen sa laata ñu laal li mbalaanum kiraayam. waaw Mame Mbaye loolu mënut a ñàkk ay accusation kay ci wàllu njaaloo ndiw di nit daf maa tëddee xam nga démb maa ngi laaj ana kii ñi dañu maa violé anamu te kooku bu kalaamee ba noppi après kalaame gi bisub lëmm muy 24 heures war naa am kayit bu koy firndeel bàyyee ko ci médecin bi muy li ndaw si sàkk woon ca kalaame ba tudd prélèvement est-ce que defoon nañ ko wala déet témoins yi aussi te xam nga témoins yi parce que ndaw si doon maase ci néeg bi du woon kenn ñaar la ñu woon entre temps lan moo seeyloo kenn ki te benn témoin bu jibeegum mooy kii moom saal ba donc yooyu yëpp amugu ci benn boo xam dafa chargé ci kaw Ousmane Sonko te yooyu mënut a ñàkk nag dëgg-dëgg parce que lii viol la léegi nag problème mooy comme affaire civile la woon personnel ni mu ngande tey ba mu nekk coowu réew mi moment bi nga xam ñu ngi ciy potoxndollu di wax yi vaccin moment bi nga xam ñu ngi ci potox ndoll di fàttaloo nit ñi ni mandat waa conseil économique social waa conseil territorial seen mandat dafay jeex. ñu war a defaat ay bu fàtte ni ñenn ñi dañ leen a fal par décret ñenn ñi dañ leen a fal par élection. ñu ngi koy fàttelu te bul fàtte ni xaalis bu bëri moo fay dem ci wàllu budget. juróomi téeméeri milliards ni ko Bamba Fall doon dénoncé ay jamono yooyu yëpp la ñu war a indiwaat teg ko moo gën a nekk actualité lii nga xamante ni bii vraiment dafa bëri ay orchestration yoo xamante ni bii am na ci bu ñu demee ba ci kanam bu leere daa gis mu mel ni kon di leen xamal ni rek tey jii bu midi jotee si la ñu convoqué bureau bu pencum ndawi réew ma 13h Birahim Touré ñu fës kee ne kon rek dajale membre conférence des présidents tey jii ñu bëri dañoo jàpp ne wala ñi xamul dañu foog ne tey jii la ñuy laal li mbalaanum kiraayam tey lan la ñuy xaarandi sa assemblée. non li war a am assemblée nationale président de l' assemblée nationale di Moustapha Niasse dafa jot bataaxal bu jógee ci ministre de la justice. moom ci boppam ministre de la justice ki nga xam ne moom mooy maître des poursuites. parquet moom moo koy jox benn bataaxal ak juge d'instruction bu 8e cabinet ndax moom lañ dénk dossier bi ngir ñu sàkku ci assemblée nationale ñu saytu ndegam mën nañu dindi li di immunité parlementaire bu Ousmane Sonko du lépp la ñuy def tey président bu assemblée nationale dafa woo ñi nga xam ne ñoom ñooy bureau bi muy yeneen président yi ci nekk muy vice président yi di tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy questeur di président groupe parlementaire représentant non inscrit pour wax leen ni jot na bataaxal bu jógee ci ministère de la justice bataaxal bi lii lay sàkku ci lu jëm ci diw bu ñu ci noppee loolu midi 1h ñu woo ñi nga xamee ne ñoom ñooy ba léegi nekk ci biir assemblée nationale ngir saytu loolu nga xamee ne waxtaan nañu ko ak fan lañ ci jëm ndegam dañuy dem fileeg ay fan woote taxawal benn commission ad hoc boo xamee ne liggéeyam mooy doon dañuy enquête dinañu woo Ousmane Sonko bu ko jaree dinañu woo ñenn ñi nga xamee ne soxla nañ leen a déglu ci mbir mi buñ ci noppee nag ñu yóbbu ko ca plénière ba ak kàddu ministre de la justice défendre ne ni lii moo tax ma bëgg ñu dindi malaanum kiraayam am kuy défendre Ousmane Sonko wala ñu koy défendre am ñoo xamante tamit dañuy joxe seen avis ndegam dañu ko dindi am déet donc loolu du tey lay am li tey démarche bu njëkk bi la ñuy def waaye du tey la ñuy dindi lii di immunité parlementaire am. jaajëf dañu desandi ba tey ci mbir Ousmane Sonko bu ne diw baax na dañuy laaj ndax mbokk yeeg a wax mbokki Ousmane Sonko ci boppam yëkkati nañu seen kàddu ab ndijaayam la mu xamle moo di lii ñuy tuumal Ousmane Sonko du jikkoom te kenn yaree ko ñu teewlu ko moom Sidi Sonko. man wóor na ma ne xale bi nu mu yaree dans son comportement son verbe
du dugg ci yenn yi surtout mu ngi rangé ak ñaar ndaw si c'est 2 femmes tranquilles dans sa famille et jamais on l'a connu dans ces comportements-là en tout cas ñun de seet na à notre esprit que xale bi dañ ko tuumal parce que wóor nañu ni xamul loolu yaruñu ko ci loolu amul formation boobu xam-xamam passé na loolu. mu nga ko dañuy desandi sa Bignona gannaaw nag manifester fa amoon fu mu nekk nii ak tekkaaral dellu si ne fa waaye dañoo gis ne takk der yi bari nañu fa lool ngir nag maanaam surveiller yenn ci ay xàll ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo. tour bu ñu amal ca biir commune bu Bignona tax nañu gis ni activités yi dooratina ca bile collectivité territoriale di ab commune bi nga xamante ne doonoon na mardi bile ab théâtre bu ay affrontement ci diggante militant yu Ousmane Sonko ak it way takk der yi ca biir dëkk bi constat bi benn la ci yoon principal yi ku si jaar dina gis ay traces yu pneu yu ñu làkk population yi ñoom di dox seeni soxla comme nu mu ko waree ci boobule jamono gendarmerie di wéy di veiller au grain way takk der yi ñu positionné leen ci bépp point stratégique ak ci devanture yu établissement public yow nekk ci biir commune bi ñu fàttali ni mardi bile way takk der yi jot nañoo teg loxo ñu bëri ci ay manifestants ñu ràññee ci responsable départemental bu ndaw yu Pastef ya ñoom ñooñee déféré nañu leen ni ki démb ca Ziguinchor te ñu teg leen ci disposition procureur laata nag ñuy xam li nga xamante ne moo leen di xaar fanaan nañu seen guddi bu njëkk ca ginnaaw Giriya. ndax xam ngeen ne kon ñeent fukk ak ñaar si la ñu toll mu di ay ndaw yu ñu tegoon loxo ci manifestation yi fi amoon ni ki si altine ji tey lañ leen ñu defeere ñu fas yéene rek dem sa parquet bu ñu sukkandikoo ci maître Babacar Ndiaye bokk seen i avocat la mu xamle moo di ñooñu am na si ñu nga xam ne nii dañ leen doon tegu fitna sa fa ñu leen téyendi woon dañu jokkoo moom ci téléphone ñu teewlu ko. ñoom ñi si bëre waxtaan ak ñoom mais neen ñu jàpp nañ leen quand même violenté dóor leen daal ñi si bëre nag bi ñuy ñëw duggee si fourgonnette bi la leen gars yi doon dóor mais bi ñuy yegg si commissariat central am na ku si kenn ka nga xam ne moom gars yi dañ ko sonal mooy Mohamed Ndoye waxtaan ak moom nee na vraiment gars yi dóor dañ ko dóor yu métti war na ma tërgal yi moo am yi si yaram beeg yooyu yëpp ay violence moom je pense que policier loolu du métier policier mooy faire cesser le trouble à l'ordre public mën nga leen jàpp yóbbu leen fi leen war a yóbbu ba pare nga jébbal leen yoon fekkee yoon ñu xoot code pénal li mu prévoir ñu dal ñu teg seen kaw mais pas ay jàpp ay xale di leen dóor parce que. El Hadj mel ni kon ñeent fukk si la ñu toll ak ñaar fu mu nekk nii dañ leen di bàyyeex yoon ñu def liggéeyam. mais topp ci moom dafa war a xewi. jàpp nit ki ci lëf yóbbu ko ba fi kay laqe jant bi di ko dóor ak teg lu mu antanul comme ni ko Seydi Gassame waxee démb foog ñu dénoncer ko parce que situation bi xëy na tey bu ëgsee fii. kilifa yi ñoo nekk ci ginnaaw de toute façon yoon bi du woon foofu yoon bi xam nañu fan la woon mënoon naa bañ a am engouement bi accusation des viols la accusation waxul nit ki dañ ko violé mu doon lu leer accusation laaj ay enquête kon lu tax coow li yépp lu tax ñu jox Sonko bii la doole lu tax bii la kantan lu tax wàcc bi foofu noonu bu ëgsi ci ñu leen di torturer loolu day ubbi beneen procédure parce que ñoom déjà tëj nañu leen te ñoo ngi leen di topp mais entre temps ñoom lan la leen droit waajal parce que itam torture bi mun naa ñàkk dóor yi mun naa ñàkk alors que ay manifestation la donc toujours mooy li ñu wax ci Sénégal ci biir coow li dañuy fàtt ni li la may doole yow loolu en même temps moom moo protégé wàlla ki ci des ci wàllu doole ba nga xam ni mbugal gi moom lu mënoon a ñàkk la te ñi am xalaat yëpp dañuy continuer di ko dénoncer ndax bu fekkee dañu commencé ñi ñu jàppagum ñu mbugal leen te des na ci kanam coow li des na ci kanam parce que kilifa yi ak anam gi ñuy doxee awguñu yoonu tempéré yëf yi te loolu du noonu bu ñu bàyyi yoon def liggéeyam nag calme dina am bu ñu bàyyiwul yoon def liggéeyam nag nañu séentu ñeneen ñoo xam des na leen jàppaat parce que politique mooy doxee noonu. nguur ñu nit ñu def suñu liggéey jéem nañu jokkoo takk der yi waa police ñooñu nga xam ne ñoom la ñu tuumaal waaye nag mujjutu antu ngir ñoom ñu am li nga xam ne mooy seen version ni leen ko waxee ci ndorteelu bi la jotaay xibaar ay kuréel lañu bokk na ci waa FRAPP France Dégage Y'en a marre ak waa FDS ñoom ñoo joxonte loxo ndiki démb doon amal ak jano taskatu xibaar yi di fésal seen ak renfort bi nga xam ne bëgg nañu ko andil kii di Ousmane Sonko nee nañu nag lu njiit njaak ci boppam kii di président Macky Sall moo di njaak ak nguuram caat bu Y'en a marre lii moo di ay kàddoom waxaat ko askan bi woowaat askan bi ci nañu farluwaat nañu respecté waat mesure barrières yi nañu solaat suñu masque waaye nag dañoo bugg bii yoon ñun suñu biir mouvement yi ñu teg ab kuréel wala boog ñu teg ak benn maanaam mbir moo xamante ne danañu permettre
fépp fu sénégalais ne nga am ko nga maye masque mbala nga maye loolu ñuy woowee saabu yooyu noonu ñun ñu mun koo jébbal ñi nga xamante ne ñoom ñooy les couches vulnérables. yaanaama da ngeen ko doon déggu muy wax jëm ci askan wi di leen ñaax ngir ñu mën a respecter mesure barrière jëm ci mbas mi waaye bi yoon dañu koy teewlu bu fekkee jàppandina jëm ci nañu rek bëggee jàppale kii di Ousmane Sonko wax nañu jox ñee baaraam nguuru ko président Macky Sall. nguuru Macky Sall bëgg a profito ci benn affaire boo xam ne ñaari sénégalais la ñoo jote kii jiiñ kii ñu bëgg cee profito fexe ca. naka lañ ca mën a def ba éliminer ki nga xamante ne nii candidat la leaderu parti la maanaam aujourd'hui ku mu neex ku mu naqadi ku bëgg ku bañ moom moo sol costume chefu opposition mu bëgg fa jaar ci porox ndoll googu profité ko éliminer ko. ñu ne cette affaire maanaam mbir mii nga xamante ne dafa opposé Ousmane Sonko ak Adji Sarr suñuy organisation bëgg nañ mu leer bëgg nañ xam mbir mi nu mu demee nu mu tëddee. waaye li ci xel mi tey rek mooy dañoo wóoluwul justice bi. ndax kon dina yomb El Hadj ndax ñoom nee nañu bëgg nañu mu leer waaye nag dañu wóoluwul justice bi. sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. ba mu ko waxee léegi yàgg na daanaka ëpp na ñaar fukki at. ni dëkk boo xam ne justice bi dafa woyof. dafa woyof baamtuwaat ko dafa woyof parce que boo seetee dossier Sonko càkku téefu. ñu awale ko ci yoon pour yëkkati mbalaanal kiiraayam fan la jógee ci ministère de la justice kan mooy ndaw ministère de la justice ki war a topp Ousmane Sonko ministère de la justice ci fan la bootu ci majorité bi fu ñu majorité ci assemblée nationale donc koo xamante ni bi da nga libre politico am nga sañ-sañu kon laajte ne est-ce que justice bi may xaar est-ce que orientation bi may xaar ci dossier bii nii à plus forte raison yéen tey ci suba jàngat ngeen ci journaux yi. am na ñuy joxoñ ay ponkal yu nekk féeteeg nguur gi nekk ci ginnaaw ndaw si bokk ci ñi orchestré situation bi. kon est-ce que boo libre war nga mën a xaar acte bu normal bu légal bu équitable ci dossier bi fooguma ko man. mu ngoog kon nag xalaatam la moom El Hadj Mamadou Mansour Diop ñu àddu jëmale ci ndajam conseil des ministres ba niki démb ji jaaxal ñëpp Birahim Touré moo di waxtaan nañu fa jël fa yenn ci ay décision waaye li nga xam ne moo jëm ci mbiru Ousmane Sonko ak coow li ñoom yooyu ñu si yàbbeewu ñu si. mais jàpp naa ne mooy yoon parce que conseil des ministres quand même bu ñu koy wax dafa am loo xamee ni dafa soxal réew mi. ak lu muy doxee wax nañ ci wàllu coronavirus ak lii di vaccin bi wax nañu ci mbiru Sonacos traitum gerte gi ak yu ni mel mais est-ce que. tey bu ñu déggoon président de la république ci biir conseil des ministres di wax ci di àddu ci loo xamee ni ba fii dañoo jàpp ni c'est une affaire privée qui concerne benn doomu réewum Sénégal ak beneen doomu réewum Sénégal ci lu jëm ci privé moom lañ ko nataale donte am nañu jàpp ni mbirum politique mu ngi ci biir moo ci sax majoritaire waaye conseil des ministres li soxal conseil des ministres président de la république du dajale ay ministres am ci visioconférence di addu ci loo xamee ni dañu jàpp ni lu ndaw la wala loo xamee ni soxalul askan wi yëpp parce que quand même gis na dans cette histoire am na ay pro Sonko des ñu ànd ak Sonko ñuy sympathisant ak Sonko mais également am na ñoo xamee ni tey foofu ca cité kër góor gi laalewu ñoo ak Sonko xamuñu ko sax donc ñooñ ce sont des sénégalais am na ñu xamul woon sax ni fa la dëkk am na ñu xamul sax ni da daan dem salon de massage ba ci ñu ko jege am na ñu xamul conseil des ministres donc institution la boo xamee ni nuñ ci waxtaanee nag loo xamee ni wax dëgg fa neex yàlla lu ñëpp la soxal aussi. voilà El Hadj léegi même bu dul conseil des ministres ba gis nañ ni ñoom waa Benno wala ñoo nga xam ne ñoo faral ci majorité bi amul kenn ku ci yëy yàbbi ndax dañu am lu ñuy daw wala. c'est de bonne guerre nag. wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ku féete fii majorité bi féete doo teggi sa tànk. parce que it nag question de vie et de mort la fi mu nekk nii Sonko bu génnee ci situation bii bu génnaatee dina am benn doole boo xamante ni bii. est-ce que waa pouvoir bi nañ ko permettre. loolu itam question la xam nga ndax accusation yi moo grave loolu benn la bi ci des itam li Birahim wax dëgg la wax dëgg yàlla situation ay viol ak comme ni ñu koy défendre depuis booba nee naa leen affaire personnelle la yoonu nguur nekku ci loolu mooy réalité mënuñu ko débattre ci ndajem conseil des ministres quand même bu dee affaire vaccin yi
affaire nationale la. nationale bu dee campagne agricole bi affaire nationale la bu dee accident yi ci circulation yi. bu dee immigration clandestine bu dee économique bi affaire nationale la bu dee même paludisme même vol de bétail insécurité mais wax dëgg yàlla ay viol ak yooyu mënuñu ko débattre na ci ndajem conseil des ministres du sax respect pour Sénégalais quand même institution bi ëmb lépp la kantaa nag li ci des muy waa APR ñoom ñëpp kenn yëyul àddu ci seen stratégie la kam ñoom itam parce que Sonko dafa am stratégie am bi ko bàyyi këram ba léegi parce que dañu ko convoqué woon mu ni duma dem am na fu mu sukkandiku ci wàllu yoon na stratégie am ba demul wuy ji kon tey ji itam waa APR am nañu seen stratégie boo xam ne dañ ko naan yàlla rek ak situation bi effectivement ku man lambigoo la ku jóg daal mu ngoog leneen lu soxal bi la jotaay xibaar sa Géejawaay lay doon xam ngeen ne dafa amoon ay samba boo yu fay dicté seen i loi diggante Géejawaay jàpp Malika mu mel ni kon takkadeer yi def nañu seen i pexe ba teg nañu leen loxo nee nañu nag ñenn ñi mënees nañu wax ne yenn samba boo yi ay dawalkatu charrette lañu sax am na si beneen groupe bu nga xam ne ni ay ndaw lañu juróom si lañu toll ay góor ak ay jigéen ñoo doon def naka sadul noonu commissaire Madjibou Lay la ñuy teewlu ay kàddoom. biig ci guddi démb ci guddi ñu jàpp beneen bande boo xam ne juróom-benn lañu benn jigéen nekk ci 800 000 francs yi ñu fekk ci ñoom ndaw si la ko dénkoon sax moo tax ndaw si dañ koy defeere pour recel parce que ñu ngi leen di poursuivre pour association de malfaiteurs vol en réunion vol multiple d'ailleurs en réunion commis la nuit avec usage de moyens de transport et recel donc c'est criminel li ñu doon sàcc ci 500 000 la tàmbalee lay tourné ak 1 800 000 maanaam lay tourné donc bande bu mag la boo xam ne sonaloon nañu nit ñi fii depuis une semaine nag am nañu information bi que ni bande boobu am na boobu ba léegi ñu ngi leen di xeeñtu ba démb lañ leen jaww jàpp ci Wakhinane bi nga xam ne fa la ñu amoon benn appartement loué ko fa ci seen néeg lañ leen fekk d'ailleurs lañ fekk yëpp ñu fa fekk. ayca dañuy jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. bàkk ba jiit Pape Mantem bu daal di teew mën a gën a salaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. naka yi tey. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. yu tey. yu tey dama. ana waa Parcelles Assainies. waaw ak waa Diamniadio. ak waa Diamniadio waaw tey moom yaa laajal sa bopp waa Diamniadio. dañu koy door ak demi-finale tournoi UFOA mu mel ni kon U17 ci nu gaynde ndaw yi ni ki tey jii sa alxames ji Guinée Bissau wala ñuy taseel. waaw loolu nag mooy demi-finale bu nag jëm ci tournoi bu qualificatif ci U17 yi Sénégal nag ni ki tey bu 17h30 jotee foofu sa stade Lat Dior bu Thiès si la fa seen nag laale ak ñi di waa Guinée Bissau kon ñu jàpp ne Sénégal nag bu amee ndam rek ci boobu la jongante dina ko nag permettre mu mën a participer ci Coupe d'Afrique bu ñu fas yéene amal ci weeru mars foofu ci réewu Maroc beneen jongante bi nag loolu bu 14h jotee lay doon ci diggante Mali ak ñi di waa Mauritanie bi nga xam ne ñoom ñu ne nag seen qualification dañ ko am gannaaw nag ba ñu disqualifié équipe bi di Gambie ngir nag lu yëm ci wàllum foot seen wàllum âge di fàttali nag ni ñaari finalistes yi ñoom ñi le ñoo fas yéene teewal nag zone ouest A bu UFOA foofu ca Maroc ci weeru mars ci biir Coupe d'Afrique des Nations. ñu àddu jëmale ci Coupe du monde des clubs mu mel ni kon am na si ñetti sénégalais yi nga xam ne ci arbitre la ñuy bokk. waaw tey jëlee nag kon ci match de classement bi ab trio sénégalais bi nga xam ne Maguette Ndiaye moo ko jiite fas yéene na ko nag assisté di El Hadji Malick Samba ak Djibril Camara ñoom ñu ne nag ñoo fas yéene arbitré boobu la jogante war a dox ci diggante Al Ahli bu Égypte ak équipe bu brésilienne bi di Palmeiras kon ñu jàpp ne boobu la jogante nag bu 15h jotee lay doon foofu ca Qatar waaye nag 18h équipe bi nag di Tigre bu Monterrey nekk foofu ca Mexique ak Bayern Munich lay doon di fàttali nag ni ñii di waa Bayern kon ñoom ñu ne nag seen 6e trophée la ñu nag wër ni ki tey ci ngoon ñoom ñu ne nag ñoo jëloon Ligue des champions Super Coupe d'Europe ak lii di Super Coupe d'Allemagne Bundesliga bi ak Coupe bu Allemagne. ñu wàddu jëmale ci wàllu boxe arabe bi moom du ma ko jiwaatle boxing day ba boxe bi. waaw boxe arabe mu mel ni que boxeur africain yi dañu nekk ci ab tournoi wala ñu ngi koy waajal sa Russie. waaw ñu ngi koy waajal sa Russie wuute nag boxing day bi bii nag boxe arabe la bi nga xam ne nag tournoi bi jàppal ne ni ki ñaar fukki fan ak benn ci weerum avril jàpp benn fan ci weeru mai lañ koy amal foofu ci Russie nag kii nga xam ne nag moom moo teewal africain yi ci boobule compétition nekk seen président di Eric Richard
Ba Ela Bekale di ab doomu gabonais di xam ne nag ni boobu les compétition day tax rek ñii di waa nag africains yi mën a nag gën a def ay échange ci boobu les discipline di boxe arabe xam naa dinañ si gën a dikkaat nu mu gën a yaatu ndax sànq rek Birahim moo ngi laajte nag lan mooy différence bu boxe arabe ak yeneen façon boxe yi. dafa am différence. waaw am na différence. xanaa boobu gën a nooy de. en tout cas am na protège. ban bu arabe xam nga El Hadj moom pratiquant la moom. pour man dafay diinewee. non. ba gën a dëgg. muy gën a dëgg. doy kurpañ. wax ma ban sport. le Sénégal mos a dàq def Maroc wala Algérie wala Égypte. ban ci ban sax naar yi. seen pratique sportive. discipline yooyu ñuy def ci ay arts martiaux. souvent dañ ci dem ci kanam man je me souviens que par exemple mais def taekwondo sama sensei Aziz Acharki la tudd. Il a été médaillé d'or ci championnat olympique. te naar la en fait turc la mais ba léegi ci ñoom la. ban ceinture nga yemoon. marron supérieur ci Allemagne fu sori la waaye ci Sénégal peut-être soriwul noonu. man it def naa karaté. en tout cas xam naa dama wax dama sori. ni ko Mansour waxee. sëñ si ay dara dem si yàlla si ma koy. ni ko Mansour waxee. ñaanal. ton di jaay kung fu la doon def. kung fu. kenn la. gi nga moo tax Mansour bi wax dafay am daal. non mooy loolu. maam moom xam naa ne moom. non man karaté laa def. non yàlla mi sëñ si ay dara dem si yàlla si waaye defoon dara sa biir réew. def na naaj mais doomu lébu. natation waaw. natation moom ñun ku lébu bu nekk xam nga da nga koy fawoo. kung fu daal laa ñam tuuti. boobu mouvement bi ma nekkoon ci wàllu diine. dañu doon tàggat ci wàllu sport. que exige ñu ku nekk dem def benn arts martiaux donc. farata la woon boobu non man nijaay man xam naa ni def nga. mais maam may def léegi yow Yacine boo def léegi yow man defuma dara. defoo dara. Yacine boo xoolee xam ne def dara. yow nag boo defee Pape ban sport. man làmb laa def. da nga xam ca ko booy parcelle la. nooju booy parcelle la. mais est-ce que xam nga arts martiaux dafay tàggat nit. pas seulement sur le plan physique mais sur le plan psychologique. day tax ba peut-être du am yu bari yoo xamee ne du la këf. non duñ la jàngal xeex sax ñoom dañ lay jàngal maîtrise. c'est ça surtout parce que bu la nit ki di wut. faut d'abord maîtriser